Galaye Ndiaye nag moo woote tey fii ci Marbat woote pour Mamour Diallo muy suñu leader man ma xam Mamour Diallo ba muy lu tuuti muy sama rek di sama càmmiñ ma bëgg nag waa Marbat yépp génn dooleel ko jàppale ko moom it mu woon boppam waa Marbat man loolu laa ko sas loolu laa koy ñaanal mu defal ñu loolu jàppale waa Marbat tamit won ko seen bopp wasalaam. asalaamaaleykum waa mbooloo mi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm la ma waxoon keroog rek laay waxaat ku ma gis xam ne man maay Marbat man Galaye nag di suñu grand di suñu lépp moom nag lu ñu mënti sant dañ ko koy defal ànd si at moom man moom ak sama gaay yële ci gannaaw ñu ngi si gannaaw Galaye xamuñu Mamour Diallo nag Galaye la ñu xam at maam Sall miy toog te ñii man luñ ma dugal dama siy dugg ndax war nañu ma dara loo xam si nii dama siy dellu gannaaw ndax ñoom jikko di ñu yor ak fit bi ñu yor man moom laa yor ndax man moom awma tànki gannaaw tànki kanam rek laa am ànduma ak kenn ku dul ñaar ñii luñ ma wax loolu laay def lu ma waxul duma ko def. salaamaaleykum waa Louga salaamaaleykum waa Marbat salaamaaleykum suñuy dëkkandoo maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax di leen xamal ne maa ngi fi représenté Jàmmi Sénégal à cause de mouvement Dolli Macky ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di la wax tonton Galaye ak tonton Sala bienvenue à Dolli ndax yéen ay nit ñu baax ngeen tey ku ñëw digg Marbat xam ne tey Marbat moo taxaw xam ne Marbat a woote ndax Marbat ak nii ndax tonton Galaye ku ne xam na ko taxawaayam ci Marbat ak tonton Sala ku ne xam na ko ci Marbat kon boog moom ku mu fii woo ci digg Marbat te jàppale ci Marbat sa xel day daal leaderu Jàmmi Sénégal su tëddee dina nelaw ndax xam nañ tey am na Marbat te téye na loxoom ci Marbat ndax Marbat a ko woo Marbat a ko indi ñi leen di remercier bu baax a baax nag ci acte bu rafet bi ngeen def ñu accompagner ñuy coalition Jàmmi Sénégal ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax xam na Mamadou Mamour Diallo leader bi jara àndal la te leader bu baax la ndax dina jàppale jigéen ñi jàppale na jigéen ñi bu baax a baax fii ci dugg Louga ndax defal na 15000 femmes defal na leen fii ay groupement defal leen ay lal basang ubbi mutuelle am bu mag di leen financé kon boo xam nga jigéen ñi la fi nekkal te góor ñi en pièce financé na leen te lépp à cause de Louga ndax dafa bëgg a jàppale Louga ndax doomu Louga la te bëggul ku dul Louga kon boog ñoo ngi leen di ñaanal rek lii ñu sumb yal na ko yàlla eggale ci jàmm ak salaam ñu jël suñu futur maire Mamadou Mamour Diallo yóbbu ko ci maire Louga incha allah. a'uuzu billaahi minal seytaani rajiim ñi ngi nuyu suñu papa yi fi nekk suñu maam yi suñu rakk yi suñu xarit yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu vraiment di rafetlu tamit lii grand yi def parce que loo xam si la ni ñun dañ koo yàgg soxla biir mouvement Dolli parce que tey ku xool ñaar ñi xam ni tey Mamour Diallo gagné na mairie Louga bi bientôt incha allah rabi dañuy dem toog mairie parce que Galaye Ndiaye mi ngi nii du ragal Mame Sala Dieng du ragal te ay nit ñu dëggu lañ tey li tax man ma dagg sama liggéey ñëw fii nii xam naa fi ma ko teg grand soyez bienvenue grand dund rek ba mairie incha allah rabi di gërëm nag Awa Gueye parce que mi ngi nii moo ma dugaloon biir mouvement Dolli te ba ma fa dugalee ba léegi tamit réccu ma ko lekkul bàyyi ma naanul bàyyi ma lu mu am yéene na ma barki Mouhamed nii la dëkkee ak man jërëjëf grand ñu nag yéen ba biir maire bi incha allah. te ay jigéen la te jigéen amul doole ñu bëgg ko ñu jàppale pour ñu liggéey ñun nag ñu ngi si ginnaaw Galaye Mamour bu ñu jàppalee rek ñu jàppale ko incha allah. asalaamaaleykum mbokki Louga asalaamaaleykum mbokki Marbat ginnaaw bu nu sante yàlla ak yonent bi ñu ngi gërëm bu baax a baax suñu ñaari waajur di gërëm tey ñi fi teew ñëpp di santaat bu baax a baax tey ji ñi nga xam te ñoo tax a toog fii suñuy wet di jiital si gërëm beeg cant gi sama yaay Ami Baaxum lépp lu ma mën a am si àdduna rek te tere lu ma ko yàlla bu ma ko yàlla may te lépp lu may uti ji tamit moom moo tax ma koy uti te incha allahu rabi ragalu ma fa ma jëm ndax moom ñaanal na ma te teg na ma si yoon tey nag danoo woote
ñëpp ñu ñëw ñu am benn waxtaan bu ñu war a def ak waa Louga ndax danoo yàgg nekk ci milieu politique bi dëkk fi biir Marbat juddoo fi yaroo fi màggee fi kon tey bu ñu wootee ndaje mii tey waa Marbat wuy si ñu duñu def lu dul di leen cant di leen gërëm di remercier sama grand frère Sala Dieng bi nga xam te ne tey ji moo toog sama wet di nuyu Ndeye Awa Dieng bi nga xam te ne moo fi représenté le mouvement Jàmmi Sénégal ak Jàmmi Louga di nuyu ñi nga xam te ne tey ñoo fi ñëw di nuyu sama waa koñ muy waa Marbat ñoo nga xam te ne ñoom ñëpp wuy si na ma muy jeunes yi nga xam te ne ñoo fi wax léegi ñu ñoom Vieux Sock ak ñoom Tafa Diagne mu nekk jeune si biir quartier bi nga xam te ni yàgg naa nekk si mouvement doole daan ànd ak Mamadou Mamour Diallo koo xam te ne tey xale la boo xam te ne bu am fit bu am jom Vieux Sock bi nga xam te ne tey ma fi toogaloon tey jeunes yi nga xam te ne doon dëkk si quartier bi muy jeunesse bu Louga boo xam te ne tey jii ñu nekk jeunes yoo xam te ne si biir quartier bi loon dëkk mu nekk si bokk groupe boo xam te ne waa ataaya ji la leen di woowee samay rak ak samay frère nekk fa di nuyu tamit samay dëkkandoo su ma limee rek du ma matal moo tax ñëpp rek laay lim di ko teg si loxo Ñanga Njaay bi nga xam te ne mooy sama rak moo xam te ne moo wax léegi ak Xadi Njaay bi nga xam te ne moo doon wax tamit si turu jigéen ñi dama jël si nuyoo dëkkandoo yi ñoom ñëpp rek di ko teg seen loxo di nuyu sama soxna yi nga xam te ne tey jii ñoo nekk fii si biir kër gi nekk ak man di nuyu sama rakk yi nga xam te ne ñoom ñaar laa nekk si biir kër gi ñu sës si man rek te rëkkuñu ma di nuyu tamit ñi nga gis fi sànq ñooy animé ñoo du ñoo xam te ne dama leen woo di leen fay non non ñooñu samay àndandoo leen samay nawle lanu muy Iba Baaw Fay mi nga xam te ne moo doon animé fii léegi yor bongo bii ak ñi muy àndal ñoom maa ngi ñoom dañuy ànd di liggéey ma nekk artiste may ànd ak ñoom fu nekk si Sénégal ak fu nekk si àdduna bi asiko yi ngeen gisoon sànq ñuy tëgg mu nekk ay xale yu am ngor yu am jom service bi nga xam te ne dama fay liggéeyee ñoom ñu nekk fa nekk sama wet ñuy supporter waa penc mais dañ ne ma grand yow suñu grand nga suñu idole nga suñu référence nga lépp loo nekk suba ba ngoon dañ siy nekk ak yow nanga bi at ma nekk ak ñoom xale yi vraiment ñu gore bëkk dem rek ñu créé seen benn association foofu si bopp CDEPS ñu tuddee ko Marseille ñu ne ma grand yow yaay suñu président mu nekk lu ma rafetlu kon maa ngi leen yéen waa asiko yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di nuyu sama nijaay Omar Mbeng mii toog si taabal ji ma koy nuyu di nuyu waa kër maam Galaay Mbeng yëpp di nuyu suñu waa kër maam Penda Silla parce que tamit bu Omar Mbeng toogee fii nii toogaay dafay toog toogaayu kilifa dafay toog toogaayu nijaay ndax lu yàgg la looloo xam te ne kóllëre goo xam te ne tey jii milieu artiste bi ni bokk fu ma toog damaa ko sama nijaay dama ko sàllalu mukk sama nijaay rek laa koy wax parce que damaa xam kër gi ñaari kër yi ni mu demee kër maam Galaay Silla ak kër mère Xaar Baaxum lu am histoire la ak kër maam Bouba Sarr gii loolu longue histoire loo xam te ne tey sama yaay ami Baaxum mii tey bàyyi lu ñu dara dafay chaque jour dafay toog dañu ko dellu suñuy nopp ñun xam nañ lu ñu lënkale xam nañ ne ay mbokk la xam nañ ne benn bopp lañu kon tey day dama woo la presse may woo tamit di remercier la presse bi nga xam tey ñoo fi teew su ma limee du ma matal wala ma juum mais xam naa ne Njàmbur TV mi ngi fi xam naa Gescom mi ngi fi xam naa Jacob Post mi ngi fi xam naa Serge mi ngi fi xam naa ni tamit ak ñeneen ku lim doo matal da ngay juum ak Aline Badara ñoom ñëpp ñu ngi fi Jo production mi ngi doon coordonné affaire bi même su ma gisul xam naa ne à distance mi ngi doon gérer affaire bi di ko coordonné di nuyu sama jigéen tuuti si association des morts ñoom Rathiam xëy na mënuma lim ñëpp mais tey li tax ma woote dama ne woon tey damay woote déclaration de presse mënoon naa dem tey si restaurant ay hôtel de la place mënoon naa jël centre culturel mënoon naa jël un lieu public mais dama ne bay sa wewu tànk dama ne lépp lu may def sama diggu kon gi laa koy defee muy Marbat képp ku ma xam ni man Marbat laa dëkk fi laa juddoo fi laa màggee fi laa yeroo te defuma fi loo xam te dan su ma génnee dan may joxoñ ma dëkk fi nag doon politique yàgg si politique te ba may politique tamit lépp lu may def rek sama yaay ji xam na si lu may su ma xëyee dinaa ko tàggu su may ñëw tam dinaa ko nuyu xam na si la ma nekk suba ba ngoon te lépp lu ko clamé rek si njëriñu intérêt si koñ Marbat gii rek lépp lu jëmee sama koñ kanam rek moo tax ñu ma kii ku ma gis may xeex wala may xuloo sama koñ moo tax nga gis may xeex wala may xuloo muy Marbat gi ma dëkk wala Louga ñëpp xam ma fi ñëpp ràññee ma fi yàlla def tamit ma am fu ma bokkoon nekkoon fa àndoon ak ñoom doon xeex ak ñoom si lu yàgg may wax rek si 7 ans yi nga xam te ne tey jii régime bi nga xam te ne moom moo dirigé maire bi àndoon ak ñoom doon xeex ak ñoom bokk naa si ñi leen fay fal si maire bi tey jii nii tey jii mën naa wax tey jii Moustapha Diop bu diggee Marbat man maa ko njëkk a indi Marbat dugal ko biir Marbat maa ko njëkk a indi Marbat li mu njëkk a jox Marbat sama loxo la ko jaarale te je peux dire que les 5 ñi nga xam te ñoo àndoon ak Moustapha Diop avant muy def tey ni muy dugg tey di laaj dara si nii man dama cee bokkoon
ànd nag moom tamit tey yaafa suma si woon nekkoon si jàmbaar am si fu ma tegoon am fu ma considéré woon mais nag mbir bu demee ba nga sant ni ñi nga doon àndal ngëbu ñu la da laa cof da nga taxaw te taxaw bi ma demee tam ba taxaw si sama njariñu koñ sama intérêt koñ damaa taxaw tamit di défendre benn cause comme ni ma ko Louga gépp xamee ni ma ko àdduna sax léegi ñoo ma xam parce que damay def ay live di génn di wax àdduna di ma seetaan di ma gis bi ma demee sama koñ tam ma gis sant si ay manquement ma gis sama gox loo xamante ne tey ji lu nar a taar lu tardé la liy seddale dëkk bi man fi ma dëkk duñ si gis ñu seen bopp mairie bi amul kenn tey boo fa demee tey kenn ku dëkk fi sama gox koo xamante ne tey ji ma ngi fay takku juuti wala mu fay bale tey ji lépp loo xamante ne tey ji bokk naa si ñi nga xam te doon xeex di intérêt koñ bi mais bi ñu demee tam ma gis loo xam te sama njëriñu koñ la di taxaw di ko xeex ma gis samay rakk tamit doon taxaw tamit génn doo ko xeex barki démb muy waa ataaya ji ma leen di remercier waaw barki démb dama gis ñu commencé benn xeex pour l'intérêt général du quartier mais am ñeneen ko jëlee neneen loo xam te ni mu doon benn cause boo xam te ne seen yëfu bopp lañ ko defoon ñu dem di diviser pour régner xale yi bi ñu doon wax kat doon waxul loo xam te ne luy jëmale quartier bi kanam la ay nit récupéré wax jooju dem di ko utiliser neneen ba ban fa demee ba dégg ba coow di commencé jib ñu woo koñ bi ne leen kat ki nga xam te ne moo jiite dëkk bi muy le maire Moustapha Diop mi ngi def koñ nangam sangam si koñ bi duñu wax sax li nga xam te ne moo ko def parce que lu am rek dañ koy sante waa ataaya ji parce que ñoom ñoo tax tey mar ba tey ji xaalis Moustapha Diop dugg fii yàgg naa seddal di ñu jéggi bi ñu demee ba taxaw nag ñun léegi gis na suñu bopp si wax jooju ñu demaat ba si biir ñun tamit ñu taxaw di xeexal marbat ñu dem ba ñu taxé ñoo xam te ne tekkiwu na dara si koñ bi di ma sosal di ma wax yoo xamante ni amul bopp amul genn mais xam na dafa am lu leen métti moo tax ñu dem ba may sosal dem na sax ba ni man damaa amoon problème Moustapha Diop problème 3 millions ba nar maa tëj kaso Moustapha Diop moo ma fayal 3 millions yooyu si ay sos ak ay loo xam te lu dul dëgg man nag tey ji dafa naa ni 3 millions bu duggoo si man te dinaa soppeeku wala ma am neenul ma gisee ma nekk boromi mbokk am fu ma dëkk am fu ma jugee loolu nag may déclarer devant toute la presse que wax jooj bu fekkee am na dafa naa ni mbir am na ay seede wala am na ñoo xamante ni fekke woon noonu loolu ma leen di woo ñoom ñëpp ñoo ñëw dikk taxaw koo xamante ne fekke woon na loolu wala seede la rek mu ñëw wax su boobaa wala moom mi nga xamante ne tey dafa ma faral nangam sangam sax si loolu alal mu ñëw taxaw ne ma delloo ma sama xaalis si police bi ñu ko fayee woon am na commissaire wala am na commandant wala am na inspecteur boo xamante ne moo géré woon loolu ñu leeral loolu mais loolu nag dafa fekk nag dafa fekk jotu woon nañ bu yàgg ñun jël suñu position Mamadou Mamour Diallo jamono dafa woo les artistes bi mu woowee artistes yi mu ni kat dama bëgg a liggéeyandoog les acteurs culturels artistes yi ne ko ñun fekk lépp lu ñuy def fii si wàllum culture Galaye dafa bokk si suñuy njiit fokk mu ñëw pour la première fois boobu laa mos a toogal Mamadou Mamour Diallo mais keroog ba ma toogee moom gis naa nit koo xamante ne wax dëgg fa yàlla la ma doon wax ci moom amul dana ma nit koo xamante ne nit koo kii la mu woo na ma ne ma bëgg naa ñu ànd ñu liggéey te soo ma liggéeyee suñu àndee liggéey dinaa la jàppale nga wax ma li ñu bëgg ma jàppale ko ma ne ko man laaj du ma laaj kenn dara l'intérêt ki li ma ñor moom mooy tey lu jëmale sama koñ kanam lu jëmale sama kox kanam lu jëmale Marbat kanam lu jëmale culture Louga kanam waxtaan nañ ci loolu ba fin bi si tollee man kat pare naa pour rejoindre la coalition Jàmmi Sénégal ànd naa ak coalition Jàmmi Sénégal ànd naa ak Mamadou Mamour Diallo te man demee bay taxaw di wax loolu ku mel ne monsieur le maire Maniang Faye avant mi tàmbalee am na lu teraange àdduna yu ñu séqoon yu bëri woo na ma ne ma bëgg naa nga ñëw jàppale coalition Jàmmi Sénégal te Mamadou Mamour Diallo di ko jiitee sunu nijaay Adama Gueye nga xam te ne fii la dëkk si koñ bi woo na ma tàllal ma loxo ne ma kaay nga liggéey sunu jarbaar nga sunu rakk nga sunu xarit nga ak képp koo xam te ne kilifa nga si dëkk bi ànd nekk si coalition Jàmmi Sénégal te gis na ne les 7 ans yi nga xam te ne le maire Moustapha Diop def na ko fi man de dama ni gisuñ ñun waa Marbat ak roq bi ñu dëkk gisuñu sunu bopp parce que mbir mi dala am loo xam ne dafa war a jeex dafa war a changer dafa war a jeex dafa war a changer parce que dana wax Marbat benn leader politique di fi dugg dana wax Marbat si benn tour la nekk non loolu amul tey bu Marbat bu ñu taxawee tey sama grand Sala Dieng toj nekk fii nii lépp loo xam te ne tey wax Marbat kii c'est l'avocat du quartier suñu waxee Marbat waxuñu laay seet dana wax le quartier suñu waxee Marbat dana wax gox bi ñu dëkk parce que doo dëkk Marbat dëgg si dikku marché bi am lu ñu servir am loo xam ne koo jëriñ suñu quartier te suñu koñ duñu bàyyi des ginnaaw suivre à la justice dinaa ko porter plainte te li si des nag man ñëw naa nag pour taxaw ànd ak mouvement doole ak Mamadou Mamour Diallo dinaa ànd ak moom dugal ko biir Marbat samp drapeau si biir Marbat dinaa ko samp drapeau si biir Marbat te kenn du ko sempi te saa bu fi Moustapha Diop sampé drapeau ma sempi ko te kenn du ko dindi
lu leer laa wax dama ni drapeau Mamadou Mamour Diallo dinaa ko samp digg Marbat te kenn du ko sempi mais dama ni drapeau Moustapha Diop ku ko samp mu biir Marbat ma sempi ko xam ne man la waaw parce que man képp dama ni képp ku ma xam-xam ne rek man je ne recule pas te du ma ragal lépp lu may def rek dama si ñeme te lu nga xam na li may taxaw di ko wax dëgg la si man Moustapha Diop je baa ko déclaré persona non grata ici à Marbat saa bu ñëwee biir Marbat dina fekk ay jeunes yu engagé waaw jërëjëf waaw am na sama jigéen ñu ñëw ñoom Ndaxe Mbaye ñoom Ndeye Marie ñoom ñëpp ay Soda Kine Mbaye ñoom ñëpp aussi suñu grand Abdou Koumba ñooñu grand am na ñoo xam te ne dañoo bokk mouvement Doole amuñu woon ñoom ñemewoon woon dugg si biir koñ bi ñooñu maay jàpp seen loxo dugal leen biir Marbat ñu ànd parce que dama ni gaynde Marbat yëpp ñu ngi ànd ak man muy sama ñoom rakk yi waa ataay ku am ataaya ji am Mame Sala Dieng am ñoom Tafa am les jeunes filles du Marbat am sama mbokk artiste ñoom tuuti Cissé am ñoom Ibrahima Ndiaye am artiste am asiko jël asiko yi waa Marseille maa ngi leen di leen jaare di leen wax ne xoolal ca kaw ca kanam dama ni Marbat xoolal Marbat actuellement Marbat ay dolli Marbat ay jàmmi Sénégal te di leen taxaw jële fi Moustapha Diop te combat boobu te sama di nuyu sama nijaay sama grand frère aussi tamit Ngagne Gueye sama grand frère Ngagne Gueye maa ngi koy nuyu parce que Ngagne seetaanu ma ci dara lépp loo xam te ne xew na si kër gi rek Ngagne moo si njëkk moo si mujj mu nekk sama mag nekk suñu xalifa suñu yaay jël suñu loxo teg ko si moom te Ngagne boobu ba léegi tam xam nañu ñun ñoo nekk rek ñun ñooy manqué mais moom manqué wul dara lépp même soxnaam sax dafa nekkul mais bu fi nekkoon tey day toog si kaw taabal ji ànd ak ñun ñi ngi ziar ñëpp ku lim nag doo matal man boo bëggoon a jox rek presse bi bu fekkee am na déclaration ay questions yu ñu bëggoon a posé man pare naa pour jox leen ñu am question yu posé ñu répondre leen après ñu lever séance bi mais maa ngi leen di wax ni Marbat fi mu toll nii est dolli Marbat est jàmmi Sénégal Marbat est Mamour Diallo Marbat est Magnang Faye Marbat est Adama Gueye Marbat est Abdou Koumba ngeen jëf waaw Alioune Badara maa ngi lay nuyu di nuyu ak presse bi nga kii yëpp dama li tax ma gën a rallier ak li tax ma rallier tey ji jàmmi Louga jàmmi Sénégal dafa fekk ne dama nekkoon si coalition da ànd ak Moustapha Diop man ak Moustapha Diop nekkul 2014 dana ànd maa ngi Moustapha Diop ñi ngi ànd dans les années 2000 si régime Ablaye Wade ñu nekkoon UGTL doon fa liggéeyandoo ba muy commencé tamit di def politique bokkoon naa si ñi nga xam te tàllal na leen loxo bokk naa si njëkk ànd ak moom ba muy dugg Marbat man maa ko njëkk indi si biir quartier bi indi ko présenté ko tey ku Marbat ku fi ànd ak moom rek si man nga jaar je prends témoin des grands responsables du quartier ma am respect ñoom di nuyu leen nuyu bu baax maa ko fi dugal dama njëkk si kàmb gi sama gen di lang te lépp lu ñëw ñu root ci ma sànni si ginnaaw te bi ñu demee Moustapha Diop demee ba léegi ni ngi ni am naa fi xewle naa fi dugg na si kon bi plusieurs fois musta teg tànkam sama buntu kër te nit ki nag ànd nag yi nga koy fay même Mamadou Mamour Diallo su may ànd ak moom su ma yëgulee ma wan ko ginnaaw dem ànd jeeg keneen Moustapha Diop dama ànd ak moom dans les moments difficiles ma ànd ak moom ñàkkante ko fanaan àll ndax moom xeex ndax moom xuloo ndax moom ba ma demee nag ba xam ne yëgatuma faalewu ma safoo ma ba mu dem ba ma xam ne war naa ko ginnaaw muy jël ay sos di ko teg sama kaw boobaa nag dama koy wan ginnaaw ànd ji foo ak ki nga xam te ni am naa yaakaar ne su ma ànd ak moom dinaa liggéey te kooku moo ma woo tàllal ma loxo laaj ma dama ne bi ma xam ne man tey ci ñaar rek nga mën a jaar pour am ma muy si la culture ak si sama quartier muy Marbat bi mu ñëwee woo ma posé si la culture am ay promesses yoo xam te defal na ma ko ak la culture si la ñu réussir loolu ba ñu am waxtaanaat te pare naa pour ànd ak moom liggéey ak moom Alioune Badara ok merci Alioune Badara attente yi may xaar si jàmmi Louga ak jàmmi Sénégal moom mooy tey ñu ànd liggéey yàlla jox leen tey la municipalité de Louga jox leen mairie bi te bëgg naa tamit ni ma xeexee woon ba Moustapha Diop jotoon mairie bi xeex boobu laa bëgg a xeexat ba jàmmi Louga ak jàmmi Sénégal jot mairie bi mais buñ si jotee nag na si sama quartier ak samay jeunes quartier ak sama monde acteurs culturels yi nga xam te ñoom lay ànd les artistes gis ci seen bopp ñu accompagner les acteurs culturels ci seen i projet accompagner sama jigéen ñi financer leen lala leen ay basang accompagner sama jeunes quartier yi financer leen seen projet jàppale leen loolu bu ñu ko defee rek incha allah rabbi maa ngi ñoom jusqu'au bout